salaamaaleykum suñu mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen ziar ci aljuma bi di leen wax juma mubarak à tout le monde bienvenue sur la 2STV merci beaucoup à Astou Dione pour son émission Matin Bonheur et juste après on enchaîne avec le Good Morning. Merci d'être en compagnie des programmes de la 2STV merci de nous accueillir chez vous comme chaque matin tey ci aljuma ji nag comme ni ñu ko faral baaxoo di def y aura Marfous dans ses vidéos caméra cachée qui viendra nous présenter en deuxième partie d'émission. En deuxième partie d'émission, nous parlerons d'une histoire au Sénégal qui s'est passée au Sénégal. Sénégal, est-ce que mës ngeen xam ne Ndakaaru mës naa am guerre boo xam ne guerre bu tar la boo xam ne biir Ndakaaru la amoon ay bâtiment daanu ay nit daanu guerre bu doxoon ci diggante France ak Angleterre Lamine moo ma ko wax ma ne ko mësul lool mënu nekk. Dakar mënut a am guerre te ñun waa Sénégal xamuñu ko mu ne ma pourtant c'est une partie de notre histoire d'ailleurs am na ay photos yoo xam ne dafay wane guerre exactement bi amoon Sénégal guerre bi amoon biir Ndakaaru gi nit ñi nan lañ doon def pour échapper ci guerre boobu noonu comment ça s'est passé il viendra nous en parler comme tous les vendredis dans cette chronique qui parle de l'histoire du Sénégal qu'on ne nous apprend pas à l'école mais qu'il vient par exemple nous partager avec le biais par le biais de la télévision il partage ça avec tous les téléspectateurs bonjour et bienvenue Lamine est avec nous sur le plateau Lamine xam naa damay ñëw léegi jox ko kàddu gi mu nuyoo waaye fanweeri fan ci weeru juin dootul bés bu ñu mën a fàtte ndax ñun waa Sénégal dañu ñàkk kenn koo xam ne banqaasu diine la faqee réer mu nekk damm-damm ci diine l'islam boo xam ne xëy na lee mën nañ ko bañ a bàyyi xel waaye lu bokk ci ñun la ndax kan moo génn àdduna mooy taawu Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niass di sa baay di wàlliwu nga di wàlliwu ñu jox la wàlliwu muy sa borom kër nga am ci ay doom ñoom ñëpp ñu nekk ay wàlliwu nekk ay xaafisu alquran bokk ci njaboot gu màgg mooy Zeyda Fatoumata Zahra Ibrahima Niass moo génn àdduna à l'âge de 96 ans d'autres disent que c'est à l'âge de 98 ans yaayu imam Assane Cissé yaayu Cheikh Tidiane Aline Cissé yaayu porte-parole u Cheikh Mahi Cissé moom moo génn on a constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de tollé autour de ça. Pourquoi ça s'explique pas? On ne comprend pas. Alors nous, dans le Good Morning, on a décidé de lui rendre un vibrant hommage. Xam jigéen jooju lan mooy parcours am lan mooy jaar-jaaram digganteem ak Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niass ak digganteem ak njabootam gi mu yar ba ñoom ñëpp nekk ay imam ñu joxoon ko cousin wu Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niass mooy Seydi Aliou Cissé nekkoon mag ñi doon ànd ak Baye Niass di liggéey faydu Cheikh Ibrahim loolu tey dinañ ci waxtaan ñu nar ci ànd ak suñu gan mu ngi bàyyi ko ci Ansaruddin kuréel lëgu Baye Niass moom soloon boppam te mbooleem soppe ak taalube Baye seq ko muy wuyoo ci Cheikh Tidiane mu Ansaruddin man noonu laa koy faral di woowee moom laay njëkk a jox kàddu gi nuyu ko bàyyi ko mu nuyoon teg téléspectateurs yi en attendant de voir vos réactions sur la page Facebook de 2STV l'officiel Cheikh Tidiane maa ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm ci plateau Good Morning. jërëjëf Pape Sidi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokk yi nekk ci plateau bi ak ñun. di nuyu sa techniciens yi. di nuyu ñi nga xam ne it ñooy suivre 2STV fu ñu mën a nekk di nuyu seen kilifa yi. jërëjëf. di ziara mboolem jullit ñi. di ziara Sénégalais yi fu ñu mën a nekk ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah. nuyoo bi ñu ngi ciy njëkkee suñu xalif Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass. radiyallahu anhu warda. di ñaan yàlla mu yàgg fi loolu te ànd ak di ko ñaanal yàlla di wax amin ci sa ñaan yi di ko ñaanal yàlla may ko fan bu gudd bu ànd ak wér. ak tal ci barke bi yonentu sallallahu alayhi wa sallam ak mbooloo mi ay rakkam. rawatina Cheikh Mouhamadul Amin mi nga xam ne moo nekk fii Dakar. teewal ko fi di représentant am. muy Baba Lamine ak Cheikh Mouhamadul Mahi Seyda Mariam ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar. waaye di ziar al imam al akbar Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Aline Cissé mi nga xam ne li tax ñu teew fii nii waaye juram la muy Seyda Fatimata Zahra moom it ñu ngi koy ziar di ko ñaanal di ñaanal mbooleem xalifa Baye yàlla may leen fan wu gudd ak wér-gu-yaram. amiin yaa rabbi. ak mbooleem xalifa yi ci Sénégal yëpp ñu ngi leen di ñaanal loolu di leen ziar. di wax alhamdulilah. macha allah dalal jàmm Cheikh Tidiane ci kanam tuuti dinañ gën a yaatal waxtaan bi tey wax mbokk yi ñuy seetaan ci télévision bi ak ñi ñuy seetaan ci réseaux sociaux yi ne lu ñu gën a mën a partager ça fera plaisir ngir ndax solos li ñuy waxtaanee ngir fexe ba ndaw yi nekk ci Sénégal yëpp jotandi ci nous sommes en direct sur la page Facebook de 2STV maa ngi leen ko doon wax léegi dañuy wax ci benn guerre
guerre boo xam ne amoon na Ndakaaru ça peut vous paraître un peu bizarre mais c'est vrai c'est une guerre qui existe man gëmuma ko woon ba bi may gis image yi yéen tamit tey di ngeen am possibilité de découvrir benn partie si seen histoire avec Lamine qui vient Lamine la tudd mais Lamine lañ koy woowee sur Facebook Twitter Instagram il est très actif selon l'histoire du Sénégal c'est un jeune qui cherche qui fait des recherches qui recoupe des informations et qui vient nous les partager avec une générosité inouïe sur le plateau de Good Morning Lamine ziar naa la. ak ziar di nuyu mbokki téléspectateurs yëpp di nuyu waa plateau bi di nuyu aussi techniciens yeeg waa 2S. di nuyu waa Sénégal yëpp. di leen wax aussi comme ni ñu koy defee rek chaque vendredi dañuy ñëw waxtaan ak yéen ci benn partie histoire du Sénégal parce que lu bëri jàngaluñu ko wala xamuñu ko. waaw tey aussi dinañ wax comme ni nga ko wax dinañ waxtaan ci bataille boobu noonu nga xamante ci guerre mondiale la bokkoon waaye fii la xewee te ñu bëri xamuñu ko woon. guerre mondiale bu amoon fii ci biir Sénégal rawatina fii ci biir Ndakaaru waaye mbokku téléspectateurs yi dafa am loo xam ne bu xasee ba am dañ koy jàngee ci njabootu Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niass nekk xale. li may wax nii nag c'est des analyses crypto personnelles maanaam sama mbiri bopp laay wax dama am lu ma constaté léeg-léeg muy xaw a bàyyeekoo ci gone yi nga xam ne dañ ne ay taalibe Cheikh Ibrahima lañ ay taalibe Baye lañ te nekk ci internet bi ku gis Cheikh Tidiane ni muy waxee noonu ngay gisee mboolem njabootu Baye ak ñi Baye soppal boppam yar leen noonu la ñuy waxee ndax Baye li mu njëkk a bind ci àddunaam mooy ruhul ëdëb yar dafa am solo ci doomu aadama léegi-léeg nga gis ñoo xam ne dañuy wax da ngay am envie sax wax leen delluwaat leen ngeen tarbiyo ji ndax Baye léppam lu muy dugg yar la koy tàmbale te yar lay jeexee nit boo amul ëdëb dafay ñàkk mais ñaaw na ci kuy wuyoo taalibe Baye di wax naka sudul noonu wala muy def ay mbiri ñàkk teggin tax boo xoolee Cheikh Tidiane bi mu commencé di wax léegi dafa ànd ak dal ànd ak teey nit mën ngaa am lépp li nga soxla ci àdduna te doo ci boole ñaaw làmmiñ wala tifaari saaga te ngeen baal ma man li ma jàpp mooy faydu Cheikh Ibrahima bu fekkoon dononte deret la du jugee Fass ca Cheikh Ahmed Tidiane mu am ay mbokk am ay deret am ay sët ñëw fii ba Koosi wala ba àllu Saalum bi am ku tudd Ibrahima sant Niass di doomu yaa Asta Jànqa ak doomi Alaaji Abdoulaye moom faydu du mbiru donnante c'est pas parce que da nga jege njabootu Baye rek am nga privilège yëpp faydu du loolu donc ñi nga xam ne dañu gravité autour de cette bu leen yàq way wi rafet na ba noppi ni ko Barham Diop doon waxee naan Baye bu ko kenn raxal bu ko kenn wax lu mu waxul bu ko kenn dugal ci mbir nit mën naa wax ci li ko intéressé boole kook ay teggin cat ba cat ndax loolu buñ ko déggee ci keneen mën na bañ a jaaxal ñenn ñi waaye ku xam Baye xam ni muy yare ay dongoom xam kan mooy Cheikh Ibrahim boo déggee taalibeem muy wax rek da nga ci war a jëlee ëdëb ak dal gu am solo boole ko xam-xam Cheikh Tidiane loolu maa ngi ko doon ñaaxee xale yi nga xam ne faral ñaare dañuy utiliser jumtuwaay xarala yi di bëgg a wax seeni soxla mais léeg-léeg ñu ciy boole ak xaw loo xam ne dañ koy mën a tuddee ñàkki teggin entre parenthèses la rek bu fekkee am nga loo ciy joxe comme conseil par rapport ak Baye ni muy yare ay njabootam. loolu li ma ci mën a wax du ma ko wax ci angle bu waa Kër Baye rek. ndax seetlu nañ ne internet bi léegi dafa nekk benn espace boo xam ne. nit ñi dañ koy exploiter ci côté ci manière boo xam ne nii bu négatif la. internet pour éducation la pour jàng la sens la pour tasaare lépp loo xam ne nii ay valeur la yu positif. parfois parloo dina yóbbu nit ñu bëree bëri te seetlu nañu ko dul rek ci jeunes yooyu ngay wax mais seetlu nañu ko ci côté yu bëri ba sax stabilité bi ñu xamee woon Sénégal loolu léegi mën naa wax ne menace la ci kër goo gis rek am na fa ñoo xam ne war nañoo fexe ñu dal parce que bu ñu dalut dañuy joxe image boo xam ne li muy reflété bokkul ak li nga xam ne moo nekk ci derrière kër googu noonu te li ñu leen xamee yooyu yëpp loolu nag liggéey bu yaatu la laaj li ngay def ni lenn la ci mooy fexe ba nit ñi am seen conscience ne dañu war a nekk ñu responsable surtout bu fekkee ne xam nga booy présenter nit ñi sa yëfi bopp nu la neex mel mais boo ñëwee tudd nit dañ la war a gis ci moom buñ la gisatul ci moom rek mooy ne am na leneen lu xew bind na Baye fi jàngale na wax na kaset yaa ngi Baye Niass moom yàlla def na waaw sëriñ la boo xam ne nekkutoon ci kër ci su ay projecteur la nekk ci àddunaam yëpp wallaahi moom projecteurs yi dañu ko toppoon ni yonentu mel nga xam ne biir këram dara nëbbatu Baye Niass radiyallahu anhu noonu la mel wallaahi boo ko gisee da nga naan buur la soo jaxasoog moom nga ne kii
maag moom ñooy am rek. waa àll ba la waa àll ba la waa Kosti li muy incarné nekkul lu ay cax. yoo xam ne nit mënu koo dégg. su waxee yow da nga dégg su bindee nga comprendre moom ci boppam jikkoom ak jëflanteem ak taaram ak nangam ku ko gis rek roy mën na nekk royukaay moo tax koo xam ne nii de da ngay askanoo ci moom ak bépp sëriñ ci Sénégal parce que ñi ñu xam ñëpp ñu nekk ay modèle ci Sénégal alhamdulilah yàlla def na seen mbir leer na leer goo xam ne ku leen roy rek du too am problème kuy am problème mooy askanoo leen te royoo seeni melokaan ak seeni jikko ndax ñoom nit ñu baax lañ te yàlla sax du tànn koo xam ne ni def ko ci kanam nit ñi te fekk amul nu mel. amul responsable voilà amul responsable. bokk ak xaritu téléspectateurs yi kon ñu fàttali ne njëlbeen waxtaan bi li ñu ci waxoon loolu la ñuy jéem a sàmmonte kàddoog ñi ñuy seetaan dañoo bëgg a delloo njukkal rendre hommage ki nga xam ne moom moo di Zeyda Fatoumata Zahra moom moo nekkoon taawu Baye Niass bu jigéen. am na à ce propos benn élément bu ñu leen di jox ngeen seetaan ko laataa ñu bàyyi Cheikh Tidiane mu dikk yaatal ak ñun xamale ñu ak suñu maam jooju wala suñu yaay jooju nga xam ne moom moo jiitu ci faydu bi ndax defe naa bokk na ci jigéen ñi njëkk a tarbiyu ci yoonu Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass ñu xool reportage bi te dellu si waat. kenn xamul noo koy koy melalee ndax lépp loo bëgg a wax ci moom ëpp na loolu soo waxee mbaax romb na mbaax boo waxee diine rek la xam ndax ci la fekk yaayam ak baayam ñuy waa diine mu ànd ak ñoom ci diine jooju yàlla may na ko loo xam ne addina bi yëpp seede nañu ko mën ngaa wax ne yaayi borom xam-xam yi la yaayi jàngkati alquran yi la mooy yaayu imam Assane Cissé ndax mooy yaayi imam Assane Cissé mooy yaayu Cheikh Tidiane Cissé mii mooy yaayi imam Cheikh Tidiane Cissé mii moom ñëpp la fi nekk loon te ba muy man di dox ak tànkam def na ci lim man bi mu demee ba tëdd itam taxul mu bàyyi damay wax ne doomu aadama nag du doyal ci lu baax. sant yàlla rek te xam ne yàlla moo wax ci alquran ne man amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha yàlla moo wax ci alquran ne nekkal leen ma nekkal leen ku nekkal yàlla nekkal sama yaay mii duur lim ma jur a tax yàlla rek la nekkaloon. ni mu njëkkee juddu ci baax la jiitoo ci lépp lu baax moo ci jiitu képp kuy def lu baax ci moom nga ko royee. muy jigéen joo xam ne jigéen ju baax la jigéen joo xam ne roy waay la ci kër borom këram ak ci taalibe yi ak ci mbokk gi yëpp foo ko fekk mi ngi saxoo alquran te terewut bépp liggéey jigéen ci këram moo ko doon def summi mbubam sëriñam mi nekk taalibe waaye résultat bi gis na ko ndax yàlla jox na ko ay doomi borom xam-xam jox na ko ay doomi imam muy suñ mag joo xam ne nag daf ñoo uufoon ñun ñëpp bëgg ñu nekk suñ référence ñun tam ñu roy ko ci lu nekk alxuraan ci moom lañ ko royee lu baax lu nekk ci moom lañ ko royee oyofal suñ bopp ci suñ kër yi moom lañ ko royee ndax képp koo xam ne suñ baay taajal na la nga dugg ci sa kër borom kër dana la wax na la na nga xool ci Fatimatu Zahra la Fatimatu jëloon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye la Fatimatu jëloon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la Fatimatu mii jëlee ci baay moom la Fatimatu mii jëlee ci baay ñàkk nañ mbokk mu baax ci kër gam nekkoon di fa jaamu yàlla baayam dugal ko fa ngir mu liggéeyal fa yàlla ci ron borom këram ñàkk nañ mag ju baax mag joo xam ne mësta tan xam lu dara. jërëjëf kon loolu moo tukkee ci la amoon Medina Baye ginnaaw ba ñu yëgee génnu àdduna taawu Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass bu jigéen mu di Zeyda Fatoumata Zahra nekk yaayu imam Assane Cissé ci ñi ci gën a siiw wala yaayu imam
wala akbar mu Cheikh Tidiane Ali Cissé yàlla na leen yàlla guddal fanam te sàmm ko ak porte parole njaboot gi mu Cheikh Mahi Cissé ñoom Cheikh Jéeri Cissé ñu ciy bëri kooku moom moo nekkoon seen waajur ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan un peu partout dans le monde Abel su ma mënee gën a dégg sous impression bi ça me permettra de plonger dans l'univers de cet hommage qu'on voudrait rendre à cette grande femme cette grande dame de l'islam nekk doomu Baye Niass charge la woon ci moom ndax dafa am lu mu jaayante woon ak boromam jaayante ko ak Baye mooy teel a jàng alxuraan Cheikh Tidiane kan moo nekkoon yaay Fatoumata Zahra. jërëjëf Pape Sidi ñu ngi wax ci jigéen joo xam ne jigéen ju màgg la ku màgg la ndax école bi mu juddoo. du ma wax sax kër gi mu juddoo waaye école bi mu juddoo ndax waajuram wu jigéen di Asta Daoud Niass. doomi borom xam-xam la doomi wali yàlla la doomi jàmbaar la bi suñu maam El Hadj Abdoulaye Niass radiyallahu anhu di gàddaayu ñaareelam jugee Taïba Niassène jëm Gambie. ngir colon yi fi nekkoon ak ceddo yi ba ñu taal jàkkaam rakk téereem yu bari mbokkam mi mu óolu woon ne moom bu ñëpp gàddaay it moo fi war a des amee dëkk bi kooku moo jur yaay Seyda Fatoumata Zahra mi muy am Amane Niass xam nga kooku bon ci ñaari côté yëpp mënuñu séntu ci moom lu dul màgg. Seyda Fatoumata Zahra nag mooy taawu Baye Niass. bu fekkoon ne jigéen ñi dinañuy nekk xalifa ni kon tey mooy xalifa Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima Niass radiyallahu anhu. Baye sax wax na ne moom amul distinction entre góor ak jigéen. dafa am ay critères yu mu wax ne ku ko nekk sooy góor nga sooy jigéen nga. te yooyu wax na ko ci Seyda Fatoumata Zahra mi am na benn lettre bu mu bind Seydi Ali di ko wax ne ko Fatoumata Zahra mi ma la jox góor la ci góor ñi maa ngi koy yaakaaral mbir yu bëree bëri yoo xam ne balaa yàgg danga ci teg sa bët te yaakaar naa ne liggéeyam waxuma ñeneen waaye moom ci boppam teg na ci bëtam laata muy génn àddina ndax ku jur ku mel ni Imam Assane Cissé borom xam-xam boobu mujaahid boobu nga xam ne lu ne def na ko ci liggéeyal islam tuubal na ay nit ñu bëree bëri ay junnee nit ci benn jotaay ni ko maamam defee Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima Niass ca Cameroun ca sud bu Tchad ca Amérique ca Afrique du Sud fu nekk ci àddina bi dem na fa ubbi fa l'islam tasaare fa tariqa Tidiane moom laa xam ci sénégalais bu ñu njëkk jox caabi Washington ak yeneen état yu bëri ci Amérique. mu nekk un citoyen d'honneur boo xam ne bu ñu reconnaître ay liggéeyam la. ci jàppale leen ci éducation seen ndaw ñi nu ñuy fexe ba yu bëri ñu génn ci. tey Medina Baye boo fa demee benn bouquet de mën naa wax culture civilisation moo fa dajee. ndax da nga fa gis nationalité bu bëri yu bëree bëri. ci àddina naar yaa ngi fa tubaab yaa ngi fa africain yi ñëpp a ngi fa. waaye lu sa bët gàtt ci li muy dal mënoo ñàkk gis loo xam ne jeexitu Imam Assane Cissé la radiyallahu anhu warda ba ci rajo bi mu mujjee liggéey. waaw ubbi na rajo Alfayda TV. tabax na fa clinique hôpital boo xam ne bu mag la. Chifaul Asqam tabax na ay juma yóbbu na ay nit ñu jàngi yàgg naa wër àddina di def sensibiliser peuple yi. ndax nu ñuy def ba seen wér-gi-yaram Nations Unies sax jëloon nañu ko ci loolu ci Nigéria ak ci yeneen dëkk yu bëri yoo xam ne. moom lañ daan jël muy waxtaan ak nit ñi yàgg na def ay conférences internationaux yoo xam ne àddina ñoo ko daan teewee. kooku kenn la ci njabootu Seyda Fatoumata Zahra. Imam Assane moom dem na ba. conférence des Nations Unies. dëgg la ñuy naabee ndax l'islam diine yi kii la
ndax diine violence la. mu taxaw lay fa layal. fa l'islam lay wu rëy. boo xam ne c'est retranscrit en anglais te puis dafa leen wax ne leen islam is the religion of peace. dëgg la islam is not a terrorist. dëgg la dëgg la ce qui explique que imam Assane Cissé liggéey na liggéey bu rëy ci l'islam. imam Assane Cissé moomu nag. benn la ci liggéeyu jigéen ju baax ji nga xam ne moom la ñuy waxee. soo seetloo Sénégal ñu bëri xamuñu ko ndax dafa effacé wu woon waaye lim présenté àddina doy na ci ñu mën ko xam moom ci boppam. ndax mooy yaay imam Assane moom ma doon wax waaye it mooy yaayu al imam Cheikh Ahmed Tidiane Alioune Cissé xam nga Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass radiyallahu anhu moom dafa jëloon Seydi Ali dénk ko njabootam gi. dénk ko jumaam ji dénk ko it taawam bi di Seyda Fatimata Zahra. Baye Niass gis naa ci lettre sax yoo xam ne booba Imam Assane juddoogul mu ngi bind Seydi Ali di ko wax ne ko Baye Assane loolu nag xaj na ku sa bàyyi tudd Assane dañ lay dàkkantale Baye Assane waaye it Cheikh Ibrahima Niass xam nañ ne du wax ci mbóosóor du wax ci caaxaan. surtout bu demee bay bind di bind Seydi Ali taalibeem xalifaam gannaawam amagul sax doom mu koy bind di ko wax ne ko Baye Assane waaw. Baye Assane googu nag lu mu ñaan la moom Cheikh l'Islam El Hadj Ibrahima Niass. ndax bi muy boole Seydatuna Fatima Zahra mi ak ki nga xam ne mooy Seydi Ali barkeelu na ci seen tur ñoom ñaar ndax sëtu yonantu sallallahu alayhi wa sallam wala doomu yonantu sallallahu alayhi wa sallam Seyda Fatima Zahra mi nga xam ne yonantu moo ko dénkoon suñu saxaaba yonantu bu màgg boobu muy Seydina Ali. baal ma dogguma la de bëgguma la dog mais bëgg naa ku ci mel ne man nga xam ne léeg-léeg da ngay xaw a mel ku yor jikko cobraan di topp évolution wu Faydu Cheikh Ibrahim bi nga xam ne Baye Niass dafa jógee Léona gàddaay jëm Médina taxaw Faas Baye escale Sam ñu ne Baye Niass am na ay similitude maanaam ay mbir yoo xam ne boo ko xoolee ci yonent bi rek da nga koy dendee mën naa nekk tendance ñu seetluwaat ne Baye Niass ki ko gënoon a jege ci mboolem ñi mu doon àndal mag ñi Seydi Alioune Cissé ci la bokk yonent bi Seydina Aliou ci la bokk ñu ne Baye Niass loolu mën nañ ba tey jàpp ne hasard la mais Baye Niass taawam bu jigéen tudd Fatoumata Zahra yonent bi jiitu ko taawam bu jigéen tudd Fatoumata bintu ya rasulillah yonent bi may taawam bu jigéen Seydina Aliou Baye Niass may taawam bu jigéen Seydina Aliou Cissé mun na nekk hasard ba léegi mais comme la nature fait bien les choses xaw ma comparaison laay def ou séparation mais Seydina Aliou mu yonent bi daf ci am ay Cheikh Ousseynou ak Assane ñu nga génnee àdduna Karbala waaye Seydina Aliou Cissé moom it dafa am ay Cheikh jiital ko muy imam Assane Cissé ak Ousseynou lii may wax nii lu yemba maay la comme ba tey mënuma comprendre similitude yooyu doo ma koy expliquer le hasard wala Baye moo jeex ci yonent bi noonu Baye radiyallahu anhu dafa doon yonent bi la waaye léppam nag jéem a xeeñtu yonentu sallallahu alayhi wa sallam la ñi ko waroon nekk ay grand muxaddam yoo xam ne moo leen yaral boppam yàlla dafa dajjal ne ki ci njëkk mooy Aboubacar Niass di rakkam mooy njëkk a xam yàlla ci faydu bi yonent bi it sallallahu alayhi wa sallam yàlla def na Aboubacar moo ko njëkk a gëm ci mag ñi bàyyi ñi ko waroon ñëpp Aboubacar Niass ñu xam ko ci Cheikh Aboubacar Serigne Baye Niass Serigne Omar Touré ñu wax ko Seydina Omar ma waaw moo ñu gis ne mën nañoo gis ci moom Seydina Omar Serigne Ousmane Ndiaye ñu gis ne mën nañu gis ci moom Serigne Ousmane saxaaba yonent boobu noonu Seydina Ousmane Seydina Ousmane ak Seydina Aline nga xam ne nii moom moo takkoon
caatum yonantu la sallallahu alayhi wa sallam di sayyidatuna Fatima Zahra. Baye moom taawam la di sayyidatuna Fatima Zahra. waaye yooyu yëpp gaaf gu baax la gu mag ñi daan def dañ fexe ba. kër yonantu ñu jéem koo. baal ma de mënul nekk coïncidence lépp. mënul nekk am na leneen beneen explication. waaw loolu ñaan bokk na ci. waaye yàlla mooy tànnal nit ku nekk ay àndandooram. yonantu sallallahu alayhi wa sallam ñi ànd ak moom noonu. yàllaa ko tànn ngir mission am yàllaa ko tànn leen ngir mission yonantu sallallahu alayhi wa sallam nekk loo xam ne lu yemb la. Baye it comme moom dafa wax ne doon yonantu la sallallahu alayhi wa sallam yàlla may na ko loolu mënumaa wax ne coïncidence la. waaye xam naa ne yàlla lu muy def rek moom dana ko utal ay sabab. yàlla lu muy def rek pare na ko ba pare depuis ci ësal ñun kay ñooy nekk di def suñu lecture naka la lii amee wala nu lii amee. waaye yàlla moom li mu bëgg a def na ko. man for naa ci Baye Tuuti Ñas waxtaan bu mu doon def Kaffrine. yàlla xare ko ci aljana yi gën a kawe. muy waxtaan ba ne Baye mës nay waxtaan ci yonent bi wane jóg ne xaaral ma wan leen nan la yonent bi doon doxee. dëgg la sallallahu alayhi wa sallam. rapport Baye ak yonent bi. waaw yonent bi xam nga loolu sax man mën naa gis ne nañ ko wàccee tuuti rek ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam. bëgguma ñu egg ci léewal boo xam ne waaw xam nga yonentu sallallahu alayhi wa sallam bi may commencé. wax naa mooy nit koo xam ne daraam lëndëmul. daraam nëbbatuwul. amul lenn loo xam ne dafa nekk lu mystique loo xam ne nit ñi mënuñ cee àgg. Baye radiyallahu anhu bi muy jàngale yonentu sax di firi Busayri Hamziyat Imam al Busayri dafa wax ne Busayri laata mu ñuy wax ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam ci jikkoom yi daf ñoo waroon a jox portrait jëmm yonantu nu mu mel. mu commencé di wax ne yonantu ba ñi dafa weexoon bu daan ree dafay mel ni yuuru yu jógee asamaan glace bu jógee asamaan. dënnam dafa yaatu woon ay mbaggam dafa yëkkatiku woon loxoom dañoo cet ci baaraamam dañoo guddoon di wax. melal yonantu sallallahu alayhi wa sallam ci jëmmam ki xamee nun yonantu ba wax ne bu daan dox du gessoo daf daan yëkkati ay tànkam daawut ko diri kooku mën naa dox pour joxe exemple yonantu nu mu doon doxee sallallahu alayhi wa sallam mën nañ ko teg ci cadre kuy jàngale jikko yonantu ak melokaanam naka la mele woon beneen niveau nag boo xam ne ni boobu Serigne si. maa ngi lay laaj dëgg Baye Niass. moom mën nañ ci wax dëgg Cheikh Ibrahima. waaw Cheikh xam naa ne taalibe yi dinañ xam ne. dëgg la am na yoo xam ne xëy na mus neexu la wax. ci mbooloo dëgg la waaye. Cheikh mag ñëpp la woon am na cër bu mag ci yonent. mag ñëpp la woon alhamdulilah Cheikh Ibrahima Niass am na cër bu mag a mag ci yonentu sallallahu alayhi wa sallam moom wax na ne lim am ci yonentu bi bëgg yonentu bi moo ko may daf ne sax lu tax du ma niroog yonentu bi te dem naa ci mbëggeelam ba mel ni moom. ci jëmmam. wax na yu bëree bëri ci yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na buñ la doon laaj Ibrahima mii lu tax nit ñi bëgg ko neel dafa bëgg yonentu sallallahu alayhi wa sallam. maanaam daanaka am fay buñ ko fay ci yonentu bi la. sallallahu alayhi wa sallam boo doon éemu buñ la waxoon Ibrahima mii lu tax nit ñi éemu ci moom ba mu mel ni nee na fa balsamu hada al abdi xubbu muhammadin amul beneen signification bu ñu mën a wax ne moom may lii lu dul bëgg yonantu bi di dox ci li mu nekkoon sallallahu alayhi wa sallam bu ñu duggee ci Baye yaakaar naa émission bi dina jeex te duñu kii ci li ñu dinañu loolu ay similitude la yu ma constaté woon rek. dëgg la ma bëggoon nga waxal ma ci mais bon ñu delluwaat ci yaay Fatoumata Zahra. dëgg la moom Baye Niass daf ko wax ne ko yow yaay sama doom bi mu tarbiya. yaay Fatoumata Zahra mi ngi judd 1924. teel naa am borom kër. gannaaw bu mu mokkalee alquran Baye Niass moo ko dalal jàng jox ko taalibeem bu ñuy wax Cheikh Omar Touré mooy ki ma doon wax léegi Cheikh Omar Touré mu jàngal ko alquran égibi yu njëkk yi xaaj yu njëkk yi jox na ko ay naar gànnaar yoo xam ne ngir ñu defaraat làmmiñam la. encadré ko pour ba mën a jàng bu wér. sëriñ daara bi ko mujjee jàngal alxuraan bi mu tere alxuraan mooy Cheikh Rabbani Mauritanien la. mu jàng ci baayam xam-xam yi ñuy jàng yëpp borom xam-xam la bu mag donte ne duñ koy gis muy génn di wax waaye borom xam-xam la. bu mag bindkat la daan na bind. gis naa sax lettre bu mu bind
borom këram di ko wax ne ko maa ngi sàkku nga bindal ma way yi sama waajur di tagg yonantu sallallahu alayhi wa sallam ak ñaan yi mu ko daan ñaanal dama bëgg nga bindaatal ma ko ndax ma koy mën di jàng ci loxo bind loxoom la kon bind na yu bëri yare na jàngalekat la ku teel a aji màkk la Baye Niass ànd na ak moom ak lenn ci ay rakkam yóbbu leen màkk yaakaar naa ne loolu 1954 ci la demoon màkk boroom xam-xam la yarkat la jàngalekat la waaye li Cheikh Ibrahima Niass jur yëpp moom moo ci njëkk am fatxu ci li baayam oote nii di faydu tijaaniya moo xam góor la moo xam jigéen la moo ci njëkk am fatxu Baay bind na ci moom ay bind yu rëy rëy wax na ne boroom xam-xam la wax na ne ci góor yi la bokk wax na ne ku yàlla barkeel la wax na ne yarekat la yooyu yëpp da nga ko fekk ci ay lettres yoo xam ne bàyyi nga ko bind di ci sant yàlla ci moom am na yeneen lettres sax yu mu bind di ci ñaanlu ku mel ni Cheikh Ahmed Soukayri xalifa Cheikh na Ahmed Tidiane ca Maroc gis naa benn lettre bu Baay bind di ko wax ne ko nag ma ñaanalal samay doom mu tudd ci Sayida Fatimatu Zahra di ko wax ne ko daanaka pare na alquranam te mokkal na téere boobu ñuy wax arbauna nawawiya hadis yonentu sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko yàlla alliwaam gën a yokku maqaamam gën a yokku kooku xam nga bon maanaam yar boobu Baay doon yare di def effort bu mu man ci yar waaye ànd ak mu boole ci di ñaan lu yàlla bis sax gis naa benn lettre boo xam ne Baay daf ko wax ne ko Baay daf ko jëndaloon ay bijoux ni ay or jox ko comme cadeau booba mi ngi ci néegu sëyam bés benn shérif ñuy wax Seyd Abdourahman Wuldul Haaj ñëw fa Baay oolu ko mu ñëw mu ne ko ana or yi ma la jëndaloon mu ne ko mi ngi fi mu ne ko demal nga indi ko ñëw joxe ko addiye shérif bi mu ñaanal la yàlla mu dem indi ko du emut ci rek indi ko waaye kontaan ci wane ne amul lu ëpp ñaan gu toll ni bi ko shérif boobu di ñaanal nga xam ne waaye juróom Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass moo ko sant pour mu dem joxe ko bon nga xam ne yàlla li muy jox jaamam yi d'accord may boppam la gu muy jëlal boppam joxe ko waaye li ci ëpp yàlla dafay fay ndax ku utut ku utut am mën naa am waaye lu jafe la ku ut timin amoo mën naa am waaye loolu lu jafe la loolu bind la yu Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass doon joxe lépp lu ñu gis ci moom rek nekkut loo xam ne lu extraordinaire la loo xam ne dañuy wax ne ay kéemtaan la wala ay karamaat waaye éducation la boo xam ne mën naa joxe résultats yi ñu gis tey. kon jigéenu Sénégal fi mu nekk nii. mën nañ jàng ci Zeyda Fatoumata Zahra tawu Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niass. mi génn àdduna le 30 juin bi ñu weesu. bërki démb. kon mën nañ jàng ci moom ne teel naa wattu alxuraan. dëgg la. teel naa dugg ci néegu sëy. dëgg la jur na ay doom yoo xam ne ñëpp ay kilifa lañ. ay imaam lañ. dëgg la te li ko may mooy nangu. toog ci néegu sëy. dëgg la nangu jàng alxuraan te it ndax daan na am li xale yi xewal léegi ay mbindaan ñu koy jàppale ci togg wala moom moo daan. déedéet doxal mbiri kër. am na kenn ci rakkam yu koy wax sax ne bés gis na ko mu jugee marché. xam nga koo xam ne sa taalibe baay moom lañ la jox mu lay denc. taalibe baay boo xam ne léppam sa baay la. mu nekk liggéeykatam mu nekk bindkatam baay wax na ci ay bindam ne Seydi Ali ku yëkkatiku la ci sababu li may liggéeyal ak bind yi may bind ci yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo ma koy bindaatal gannaaw ku yàlla barkeel la kooku ñu jox la ko nga nekk biir këram taalibe yi yëpp nekk ak yow waaye yow yaay dem marché yaay togg yaay sonn ba benn kenn ci ay rakam di nettali di wax ne bés tase na ak moom ci yoon bi mu enu loo xam ne bi mu ko gisee sidditam yi mi ngi yëkkati ko
mu wax ko ne ko xam naa ne sonn nga xaaral ma aw la waaye moom biñ bi ko Sayida Fatima joxe lim enu woon mu enu ko nee na déggee na ci yaramam kot boo xam ne nii def na ko feebar sax gannaaw bi nga déggee ci ne bon amutoon lu muy incarné di wane ne sëriñ la wala doomu sëriñ la mi ngi doon nekk ci biir këru sëyam comme jigéen ñëpp niñ war a xidmaa seen borom kër niñ ko war a taxawa parce que xam na ne li yonantu sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci Fatima bintu Muhammad buñ dem àllaaxira mukk nga taxaw naan maay doomu yonantoog maay nangamu yonantu lépp loo xam ne nii loo soxla àllaaxira la na nga ko liggéeyal sa bopp Sayda Fatima mi it ci la nekkoon radiyallahu anhu warda mën nañ ko ci jàng ba bu yàggul rek ñun ñi sax ñu ngi fàttaliku dañ daan ko fekk ci biir waañ bi muy séddale ànd ak ne lam am ci ay awsa yu fa nekk yu ko mën a liggéeyal ay sénégalais ay yeneen nationalité yu bëri waaye mën naa toog di séddale añ 1 heure de temps nga fekk ko moom moo nekk ci yooyu kooku te gannaaw bu mu demee ba nekk mag ba toll ci âge boobu kooku moo lay wan ne noppalu wut ci dundam yëpp daf ko defoon ngir liggéey ci biir kër kilifaam biir kër taalibeem la waaye sëriñam la ndax mooy borom këram di Seydi Aliou Cissé radiyallahu anhu warda yooyu nag liñ ci war a jàngee mooy jigéen ñi lu baax yàlla moom du ko jëlee ci àddina bi lu dul ne àddina tukki moo waral lu baax yëkkatiku képp koo xam ne bëgg nga la mag ñi amoon nga am ko ci góor ñi ak ci jigéen ñi boo jaaree fa mag ñi jaaroon yàlla mën na laa defal tawfiq nga am ko ñaareel ba it mooy jigéen duwut ne am koom la wala duwut ne alal mooy tax ñu jox ko nit wala alal mooy tax ñu naw ko wala leneen waaye liggéey ak ay jikko yu sell ak bëgg yàlla subhaanahu wa taala ak dab sa bànneexu jëkkër ak liggéeyal ko mooy tax nit ki am barke yooyu ci njabootam kenn mos koo dégg moom Sayyidatuna Fatima Zahra mi ñu ne ñu ngi koy tàntal dara wala ñu ngi koy defal nangam pour discret la woon koo xam ne man ngay dëkk naa laa ko gis ñu bëri xamuñu ko boo duggul ci kër biir jëkkëram xam nga ku dund ba heure bi am ay doom yoo xam ne kenn ku ci nekk rek mënoon na laa tabaxal ab château waaye yaa ngi dëkk ba léegi ci sa biir kër jëkkër imam Assane Cissé demul dëkk këram imam Cheikh Ahmed Tidiane Aline Cissé demul dëkk këram doomam imam Mahi Cissé nga xam ne mooy porte parole demul dëkk këram waaye mi ngi dëkk ci biir néeg bi ko kilifaam di Seydi Ali tegoon fa la nekk ba fa la génnee àddina radiyallahu anha wa arda nit la koo xam ne daal ku màgg la su ñuy wax ci moom wax nañ ci imam Assane Cissé waaye imam Cheikh Ahmed Tidiane nga xam ne moo nekk imam bi léegi ci grande mosquée bu Medina Baye kenn la ci njabootam boroom xam-xam la moom it jàng na ci ñi Baye mujj tegal leçon ci la bokk Baye mujj jàngal ci la bokk jàng na Al Azhar ba am fay diplôme yu yëkkatiku ñëw fii ci Sénégal nekk fi ci pegg magam Cheikh al imam Assane Cissé moom it di ànd ak moom daanaka nekk loxo ndeyjooram di ko dimbalee ci tukkeem yi ak ci biir réew mi yëpp def nañu ko fi commissaire bu pèlerinage à la Mecque amee na ko fi 2001 ñu fal ko nekkoon na fi ambassadeur itinérant ci jamono Abdoulaye Wade waaye moom wax na ne palto gi gën a màgg ci moom mooy nekk imam bu jumaa yi Cheikh l'Islam Alaaji Ibrahima Niass imam ci jumaa jooju nag lu am cosaan la ndax waaye juram Cheikh Seydi Ali Cissé radiyallahu anhu ci jamono bu yàgg ay 1945 44 45 ci la ko bàyyi bindoon ne ko moom ma nga Koosi fa lay tàmbalee koor gi waaye na jiite jumaa ji ci naafile yi ak alquran kaamil alquran ci jamono Baye moo nekk imam Baye ba mu fiy jógee it moom la def xalifaam wax na ne na nekk imam yi jumaa ji su fi bàyyee kooyee doomam Assane moom la fal
ci jumaa ji pour mu nekk naayibam gannaaw Assane ku sob yàlla ci doomu Seydi Ali te al imam Cheikh Ahmad Tidiane mi la yàlla soob yàlla na ko yàlla may fan gudd ak wér-gu-yaram bindkat la borom xam-xam la am na ay école yu mag yoo xam ne ci àddina bi dañuy def ay statistiques wane nañ ne 50 personnes yi gën a influent ci monde islamique ci la bokk am na ay conférences annuelles yu muy def ci Amérique ci Afrique fii am na conférence yu bëri yu muy participer nit la koo xam ne it ku yàlla barkeel la nit ñaa ngi koy jublu ci àddina bi yëpp li maamam ñëwee woon di Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass radiyallahu anhu yokk na ci lu bëree bëri ci tasaare ko ci gën koo xamal nit ñi ci wane image boo xam ne nu taalibe war a mel ba mën a nekk royukaay yaakaar naa ne loolu lu am solo la rakkam it Cheikh Mahi nga xam ne mooy porte parole bi moom it doom la ci soxna si Cheikh Mahi moom ku yàlla baaxal la macha allah ku bëgg Baye Niass la fi mu nekk nii gisuma ku ko gën a maîtriser li nga xam ne moom la Baye bind ci tagg yonentu sallallahu alayhi wa sallam ci ay jàngaleem ci ay jikkoom koo xam ne nii la doy na ci rek ne xalifa bi moom la tànn def ko mu nekk porte-parole la loolu yaakaar naa ne bu amutoon confiance boobu bu agutoon ci jikko yi ñuy tànnee yaakaar naa ne du ko mën a nekk Cheikh Tidiane li duuf ci nag wi xajul ci cin li tey dañu bëggoon a xamal ndaw Sénégal surtout jigéen ñi ne am na koo xam ne taawu Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass la génn na àdduna à l'âge de 96 ans ce 30 juin 2020 kon moom am na dund gu exemplaire lépp mu tënk ko ci ndigal lu ko waajuram joxoon borom këram fa mu ko tegoon ba tey foofa la nekk moo tax it am na ay doomi wàlliw da ngay dégg xale yi sax di ko wax naan ko yaay Fatoumata Zahra yaay wàlliw doomu wàlliw jur ay wàlliw ñu dénk la wàlliw donc loolu way wu rafet la woo xam ne mën nañ ci jaare jàng dañu am yeneen rubrique yoo xam ne dañuy ñëw comme par exemple je le disais tout à l'heure Ndakaaru mus na am guerre mondiale Dakar fii à l'époque de je sais pas si c'est de la première ou de la seconde guerre mondiale am na benn partie boo xam ne amoon na jaamarloo entre armée française ak armée anglaise si je ne me trompe pas l'armée britannique Dakar amoon na fi ay bërëb yu siiw yu ngeen xam yoo xam ne demoon na sax ba tojoon ba amoon ay démolition moom la ñu ñëw waxtaan si léegi ak Lamine ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci disponibilité la bi ndax bi ma la woowee da nga ni ma incha allah dinaa def sama kéemtalaay kàttan ngir ñëw ndax dañuy war a waxtaanee koo xam ne ku am njariñ la ci société bi maa ngi lay gërëm bu baax Cheikh Tidiane jërëjëf Pape maa ngi lay gërëm yow di la sant bu baax di jaaree ci occasion bi di nuyu suñuy xarit yu ñu fi am ci kër gi fii. Oustaz Mouhamadou Lamine Dramé. waaw Alamine ñu ngi koy ziare au passage di ziare tamit suñu mbokk al Oustaz Maodo. bu yàggul rek invité nañu fi. wax nga dëgg ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax. di nuyu mboolem sa téléspectateurs yi di leen jéggalu fekkee am nañu fi. ah wax loo xam ne lu offensé kenn la macha allah di ndokkeel Sénégal yëpp. ci soxna su màgg si waaye di leen ko jaale di jaale it kilifa yu màgg yi nga xam ne ñoo génn àddina fan yi ndax Sénégal moom yaakaar naa ne tool la boo xam ne nii bu yàlla barkeel la saa yuñ demee ba ne kilifa dem na rek bu ñu toogaatee danañu gis ñeneen ñoo xam ne ñu yàlla baaxal lañ ñu yàlla barkeel lañ ndax ñi fi génn àddina bu yàggut ñoom ñëpp kenn ku ci nekk rek doy na Sénégal yaakaar barke ci ñoom. macha allah ku mel ni Pape Malick surtout suñu maam Sidi Hadj Malick. nga xam ne àddina yëpp ñoo ko ñàkk umma islamique yëpp ñoo ko ñàkk ku mel ni suñu xalifa bi ci Ndiassane Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Seck moom it ñu ngi koy jaale àddina yëpp. njëkk ñooñu tamit am na ñeneen ñu fi gaañu waaye ñoom ñëpp daal ñu ngi leen di jaale. di jéggalu nag ñëpp di sant bu baax di gërëm ci invitation bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. jërëjëf ci leeral yi nga ñu indil ak jàng yooyu nga xam ne bu ñu ko xamuloon xëy na mën naa ñàkk nekk wareef ci ñun ndax ñun li ñu war rek moom mooy xamal suñu réew lan mooy suñu ay valeur ak suñu ay vertu te ku ci mel ne yaay Zeyda Fatoumata Zahra jigéen la ju jigéeni Sénégal yëpp mën a roy ndax dund na at yu
macha allah ba tey wuy ji na boromam waaye li ko Cheikh Ibrahim dénkoon ak Seydi Aliou ci loolu la sax ba mu leen di fekk ji bu jàkkaarloog ñoom durus yàlla na ko yàlla xari ci aljana yi firdawsi ndax Baay Ñas daan na ko wax naan ko bu kenn compter ci diw mooy sama baay wala diw mooy sama baay donc ce qui veut dire que ku ci nekk sa bàmmeel wala àdduna alaxira lañ la fay attee benn sëriñ ci àdduna du la ko liggéeyal yow yaa koy liggéeyal sa bopp biir bàmmeel moom bu ngeen di dem yóbbaale leen ay bonus yoo xam ne yépp si biir àdduna ngeen koy liggéey Cheikh Tidiane Ansaaru Diin la nekk ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm dañu naan coow dem xooli histoire du Sénégal histoire du Sénégal nag dafa am benn guerre bi ma ko Lamine waxee ça m'a fait rire nekk Sénégal gi dafa mës a am guerre mu ne ma oui précisément fii ci Ndakaaru Lamine Resiar mais on va le faire de la manière la plus speed possible parce qu'on a un peu tiré sur ton temps mais maa ngi ciy jégalu déjà pour commencer guerre bi amoon Dakar guerru lan la ci guerre mondiale la bokkoon. guerre bu bokkoon biir guerre mondiale. voilà xam nga guerre day am ay bataille. waaw. voilà léegi nag bataille boobu noonu nag ça s'est passé à Dakar en 1940. 1940 entre le 23 et le 25 septembre 1940. 1940. waaw donc 14 18. 39 45. 39 45 xam nga mooy seconde guerre mondiale. waaw. léegi nag ci guerre boobu noonu. entre le 23 et le 25 septembre 1940 dafa amoon benn xeex bu am fii. Dakar fii. voilà mooy image yi nii. waaw image yi dañ koy xool voilà. lii mooy bi ñu guerree ba pare wala bi ñuy guerre la lii. lii fan la bi ñu guerree ba pare lii kii la rue Carnot. église baa ngi nii yow. bii moom dañ doon def messe quoi ñi décédé lañ doon defal messe mais boobu guerre bi jeex na ba pare. expliquer ma image yi expliquer ma image yi. Mahfouz mën na jege si waale ah lii fan la. fii nii rue Carnot la. rue Carnot bii nii waaw rue Carnot bii. moo jaxasoo nii ay ubbi la quoi xam nga dafa am na 3 jours de bombardement en fait. wax nga dëgg mooy affaire bombardement yooyu gars yi di. avion yi teel fii navire yi di bombarder Dakar voilà. lii ba tey rue Carnot la moom lañ bind noonu. voilà gis nga maison de commerce détruit inventé par un obus gis nga boo xoolee ci suuf nii. d'accord. voilà ñi seetaan ñoo koy. bi avion bii nii Caaroy la Caaroy dañ ko bombardé mu daanu si géeju Caaroy gi. léegi nag moom la ñuy repêché nii teg ko si wetu. lii avion yi biir Caaroy la woon. waaw géeju Caaroy gi la nekkoon. lii explosion yi nag. li benn navire la bu ñu bombardé woon en fait nag ñi fi ñëw nekkoon bëri na de parce que du woon benn navire ay ñaari avion wala ay benn oto de bëri woon na trop parce que boo xoolee nii yii nii convoi wu armée anglaise bi la bu jógee Liverpool lañ jógee en fait ñëw ba fii di xeex. convoi wu navire anglaise ñoom ñoo jógee ba Liverpool. ñëw fii ils ont eu def kii lañ départ le 31 août 1940 dañ départ jógee Angleterre ñëw fii. lii ay bateau de guerre la nii. fii nii non fii Mers El Kébir la ñëw fii nii Algérie foofu Algérie la. kii du Hitler. non. kii kan la kii Dogal la. oui wax nga dëgg. moom moo nekk njool boobu noonu. général de Gaulle. moom moo ñu wax vous voulez l'indépendance. moo fi ñëwoon 1958 Val yooyu dóor ko dóori metti. lu ko Val jooju def. donc ñun soxlawuñu ay coopération ñun indépendance rek. direct. waaw. lii mooy navire de guerre yi. non bii kii Richelieu la tudd benn navire la woon bon temps yooyu noonu moo ëppoon doole. waaw ñun waa Sénégal luñ suñu yoon ci guerre bi. ah gars yi dañoo daw. génn posal leen ma image bi fii ñun ñii boot suñuy doom nii lii de ñun la. lii de ñun waaw gars yi dañoo daw di génn Dakar. gars yi ñu ngi doon dem ba ay mbaaw wala si yeneen dëkk yi mbaaw sax fa la ñuy jógee boo dewul gis sa mbokk sax nga ni gisuma la mbaaw fa la gisuma la mbaaw bi jógee sax xam na mag yi koy wax. Pause. Pause. On va garder cette image comme ça. Voilà. Et pour votre plaisir Lamine pause. parce que bëgg naa xam waa Sénégal. lan lañ jotee anglais yi ba ñu ñëw xeex si. xeex bi amoon Dakar. quels sont les tenants et les aboutissants qu'est-ce qu'on doit en tirer comme enseignement. Au moment où on vous parle Mahfouz vient de nous rejoindre sur le plateau Mahfouz ziar naa la. ziar Pape Sidi. maa ngi si jàmm. nice cool. Mahfouz barki bëla da nga kase. Mahfouz je te jure barki bëla tu as cassé. Ah merci non tu n'as pas cassé simplement mais tu as cassé la baraque quoi. Ah ouais cassé côté musique caméra cassé oui. Alors ce que nous allons faire c'est marquer une petite page de pub et on se retrouve dans la deuxième partie de cette émission. On continue l'histoire du Sénégal et Mahfouz comme tous les vendredis nous amène des caméras cachées en mourir de rire. Regarde sur la 2STV, on se retrouve juste après. Ay
tey nag dañoo doxantu si fii ba Diamniadio boo ko déggee rek sa xel dem ci Radisson di hôtel bi nga xamante ne macha allah tarkaal la ci taar. Bienvenue au Radisson Diamniadio. Nous sommes ouverts, comme vous le constatez, même en cette période de pandémie. Tous les gestes barrières sont pris en compte. Nous sommes un hôtel haut de gamme. Nous disposons de 152 chambres, 11 suites juniors, 4 suites exécutives et bien entendu la suite présidentielle. Nous avons également des chambres twin et des chambres communicantes, des suites aussi communicantes. 3 salles de séminaire. Nous avons aussi le restaurant prénommé Teranga. Nous avons la terrasse du restaurant, la pelouse qui est idéale pour vos cocktails. Nous avons une piscine, une magnifique piscine. Nous avons aussi un sauna, un hammam et une salle de gym qui est offerte aux résidents de l'hôtel. Nous avons aussi un service de massage. Nous avons des offres promotionnelles pour les nationaux afin de redynamiser le tourisme local. Le numéro de notre hôtel, c'est le 33 879 27 27. Très facile à retenir. N'hésitez pas à venir. Nous sommes à votre disposition. Vous pouvez nous appeler à toute heure. Nous sommes ouverts 24 heures sur 24. man moom xam naa ne damay ñëw tàggatoo ndànk rek joxe micro bi daal di yéeg ci chambre bi daal di noppal sama yaram tuuti ndax li ma gis fii ci biir foog ma dallu ci tuuti ba beneen yoon incha allah. tey nag dañoo ñëw fii ci Touba Madiyana Karo lépp lu jëm ci wàllum karo ak sanitaire ak tuile bu baax fii rek nga ko mën a amee. ci kàddu yu teddi may bind ngir wey si moom kenn dootul mel ni yow. faïence yi 20-30 yi ak 25-40 yi inde yi ak yu italien yi dañu ñëw ak seen i décor mu nekk ay karo yoo xam ne macha allah dañu polyvalent fu ne la ñuy dem yu Espagne bi bu Inde bi yëpp day dem ci cuisine dafay dem ci salle de bain day dem ci façade extérieure day dem aussi ci décor biir kër gi ak fu la neex ci kër gi foo bëgg a décorer rek am na design boo xam ne bu nekk am na bu mu mën a àndal ba nga xam ne soo ko defaree macha allah kër gi léppay mucc ayib. ay karo poli 60 Italie lay jógee similé marbre la yow kenn mënu comme ni nga waxee boo ko gisee buñ la waxul lii du marbre yow mënoo xam ne lii du marbre. sanitaire yi aussi ñu ngi fi yëpp macha allah. suñu table de travail yi ku ko am teg ko sa cuisine force di nga togg lu neex dina baax dina jaar yoon. pucc moom kër goo gis mu yànj loolu rek xamal ne moo nekk ca kaw. waaw te dafa mel ni tuile lañ ko defaree. tuile lañ ko defaree. waaw suuf la buñ togg ba mu ñor macha allah def ko ba nga xam ne. dina woyof du diisal kii bi te macha allah daal amul dara loo xam ne sikka la ciy doon. ñu ngi fii parcelle cité impôt et domaine villa numéro 7 jàkkaarloog banque crédit agricole bi foofu lañ nekkee. am nañ aussi beneen place bu nekk Touba. waa ci tali njugo bi macha allah foofu tam boo demee lépp lu am fii rek ci parcelle bii rek am na foofu Touba lépp ngi fa macha allah. lépp loo soxla dinañ la ko indil incha allah. fi ngeen ñu bàyyi woon fii lañ toll Ndakaaru amoon na guerre 1940 c'est vrai cette image c'était à la gaaru Ndakaaru bii nekk ci fi terre bi war a déparé nii Lamine li ngay wax ni garaaw na. ñu bëri nag xamuñu ko. gaar bi fu mu doon yóbbu nit ñi. dañu leen yóbbu ay Thiès wala des fois ñu yóbbu leen ay côté Mbao ay Rufisque Pout ñu sori Dakar parce que Dakar si boppam la gars yi bëggoon nangu. entre tubaab ñoo doon xeex fii parce que boo xoolee am na benn image bu ma la doy woon démb. boo xoolee Dakar lañ bind si kii bi si kii bi waay kii bi ci carte bi ville européenne de Dakar. waaw am na benn ville européenne de Dakar la ñuy bind ville européenne de Dakar.
parce que dañoo boobu noonu ñu on était dans la colonisation l'empire colonial français léegi nag dafa amoon benn problème parce que guerre dafa am ay bataille mais bataille boo gis dafa am ay cause yi mi ngi commencé ba allemand yi jëlee français yi doo leen dóori metti nangu France léegi ki ñuy wax Philippe Pétain c'était un maréchal français moom moo jël pouvoir bi en France léegi nag bu mu jëlee pouvoir bi en France c'était le 16 juin 1940 ba mu jëlee pouvoir bi il a automatiquement signé l'armistice cessez le feu collaboration avec les Allemands voilà kii nii dinañ si ñëw kii kënim nga am d'accord léegi nag ba mu signé armistice bi ci la dogal général de Gaulle mer daani dem Angleterre parce que Angleterre instant boobu moom mi ngi continuer xeex bi ak Allemagne léegi nag ba mu demee Angleterre ci la waxtaan ak Churchill instant boobu moo premier ministre anglais léegi nag ñi d'accord ni ñoom dañuy continuer guerre bi ci la waxee fu ñu la ñuy wax appel du 18 juin léegi nag dogal dem à la BBC ba mu demee BBC il a fait un message radiophonique waxtaan ak français yi mun leen ñun mënuñoo nangu d'accord ak gouvernement Vichy bu Pétain jiite ñi arrêté guerre bi ak allemand yi dañuy continuer guerre bi ci la waxee nag français yi bëgg continuer guerre bi ñu rassemblé wu derrière la France libre moom mooy les forces françaises libres général de Gaulle moo ko jiite woon donc en quelque sorte dafa bëggoon def benn coup d'état français pour continuer guerre bi léegi nag problème boobu noonu nag xam nga donc France c'était divisé en deux en quelques jours léegi nag français yi anglais yi jàppale leen ñu contre gouvernement officiel français général Pétain bi jiite léegi nag il avait besoin de points géographiques boo xamante ni ça serait des aides pour lui des aides vraiment yu dëgër quoi léegi en plus dafa soxla woon aussi ay alliés ci la lancé nag appel tirailleurs yi nekkoon Afrique équatoriale français mooy ay côté Tchad Gabon yooyu noonu pour allier aussi moom léegi en même temps français yi nekk ay Algérie yenn français yi nekk ay Sénégal yooyu yëpp am ñu décider ñu génn ci armée française boo xam ni c'est officiel moom ils sont sous l'armistice léegi nag ànd ak force française libre léegi nag xam nga France c'était en deux léegi nag problème boobu nag moo continuer ba fu ñuy wax le 6 août 1940 Churchill et de Gaulle dañoo daje qu'est-ce qu'ils voulaient parce que de Gaulle instant boobu nag mi ngi bëgg a dem Afrique nangu ay territoire parce que bu mu doon ñëw par exemple bu ñëwee Gabon wala bu ñëwee Tchad danaan day joxe benn message radiophonique à toutes les autorités qui sont sur place parce que bu njëkk ba c'était l'Afrique française ay Afrique française la kii moo ko jiite woon sax à partir du 23 juillet 1940 ku ñuy wax Pierre Boisson xam naa moo tax mu bëgg Boisson voilà léegi nag waa jooju nag moo jiite woon général de Gaulle kon ci table jooju lay toog daan à toutes les autorités bii illustration la sax parce que bii nii photo bi ça a été pris 2 jours plus tard parce que après dafa defaat discours bi léegi lu muy wax kii chef yi muy fekk si benn zone avec un message radio ñi génn rallié wu à la France libre continuer guerre bi parce que il avait besoin de troupes et de moyens surtout ak position stratégique te Dakar ku ko xool xam ne Dakar fu mu nekk moo baax. c'est la partie la plus avancée de l'océan Atlantique. voilà en plus il y avait les installations à Gorée Cap Manuel Bel-Air yoo xamante ne c'était des canaux des télépointeurs yoo xamante ne ku dugg Dakar te Dakar boo duggee yow ñëpp dañ lay tiim mun nañ la jaxase en vite fait. léegi nag ba ñu décidé le 6 août 1940 Churchill c'était le premier ministre anglais. ak de Gaulle ñoom ñoo ni dañuy attaquer ñuy ñëw Dakar. pour nangu Dakar si gouvernement Vichy parce que gouvernement Vichy moom moo fi tegoon ku ñuy wax Pierre Boisson boobu noonu ma lay wax. donc de Gaulle mu attaqué woon français yi donc français yi fii lañ doon xeexee daal. maanaam français contre français. mais les anglais ils étaient venus pour appuyer de Gaulle. voilà côté France lii parce que ñoom dañu bëggoon ko leen aider ñi kon ne guerre bi waaye dafa amoon tamit lu. kañ ngeen may wanaale loolu fi guerre bi doon jaxee ngir yàlla. da leen woon Dakar ba mu Dakar 1940 fii ba après ci bombardement yi loolu mais dafa amoon lu ma la bëgg a wax tamit. waaw dafa amoon benn affaire bu laaloo ci suuf. xam nga li ñuy wax dëkk bu nekk dafa am banque boo xamante ni mooy réguler circulation monétaire bi. Banque de France bi ngay dégg elle avait pris 1000 tonnes d'or 1000 laa wax de 1000 tonnes d'or. 1000 tonnes maanaam junni kilo or. voilà ñëw làqos Dakar. Dakar fii ana or bi. ah delloo nañ ko. mënoon nañ ko jël Lamine nag bul ma def noonu waay. France dañ fi di 1000 tonnes d'or. waaw maanaam benn tonne or rek mooy da ngay tekki à vie. waaw une tonne ñu jël 1000 yëpp andi ko fii Dakar am na ñu ni sax am na benn part bu ñu yóbboon Thiès
parce que bëgguñu woon Allemagne nangu parce que Allemagne bu ñoo ñëw si dëkk dañuy nangu tableau yi nangu xaalis beeg yëpp yóbbu moo tax gars yi nag rawale ko Dakar léegi nag mais Dakar xam nga da nga doon comprendre ni Dakar ça faisait partie de la France léegi nag ba loolu amee nag Churchill ak kii na ñëw nag ils avaient pris par exemple anglais ils avaient dépêché 4267 personnes sur des navires de guerre des destroyers des croiseurs des avions ñëw ils ont pris départ le 31 août 1940 en Angleterre pour venir à Dakar en même temps kii mi ngi jóge woon Gabon dafa rallié wu France libre pour De Gaulle quoi. léegi De Gaulle nag jóge foofu ànd ak tirailleurs sénégalais ak yeneen français yi ñëw Dakar et bu mu ñëwee mi ngi agsi Dakar fajar ils ont dit 6h30 du matin le 23 septembre 1940 qu'est-ce qu'il a fait dafa jël ñaari avion def si ay trac naaw team Dakar sànni ko pour dire que ni De Gaulle ñëw na ànd leen ak France libre continuer guerre bi te bàyyi gouvernement bi ngeen ni da ngeen di signer armistice léegi nag avion yi naaw ba dem camp militaire base Ouakam bi ba ñu wàccee ñoom dañ leen jàpp sax tëj ñaari pilote yi De Gaulle dépêché woon léegi nag De Gaulle lu mu defaat mu envoyé ay émissaires pour ñu dem niveau palais gouverneur bi fii nii pour waxtaan ak moom mais gars yi dañu wàcc rek côté Gorée rek gars yi dóor leen yi ba ñu daw yéegaat ci navire yi léegi nag si la guerre bi tàmbalee léegi nag am na sous-marin ñaari sous-marin yàq nañ ko fi ñaari sous-marin am na porte avion bu ñu yàq avion yi daaneel mooy avion am na benn sànq avion bu ñu wane noonu avion bi gars yi dañ ko abattre mu daanoo si géeju Caaroy bi gars yi repêché ko léegi ba ñu xamee ne nag affaire yi tànn mënuñu wàcc ci 23 septembre bi ci lañ demee Rufisque bëgg fa débarquer gars yi tamit kar leen foofu donc amuñu woon benn issue boo xamante ni mën nañu débarquer à Dakar parce que ñoom ils étaient pas préparés à une bataille parce que ñoom dañu yaakaaroon ne bu ñu ñëwee rek gouverneur bi day accéder à leur demande léegi nag si guerre bi nag am na bateau yu bëri yàqu nag. am na benn bateau bu ñuy wan léegi mooy bu ñuy wax Tacoma. mais lii dinañ ko jàngale école. mosuñu ko jàng man ba ma ko yaa xamee matul 2 ans yi ay gisoo ay obi ñoo daanu nii. ñu xool ay rafale la kii nii gis nga. ñu xool ay bomb ak yooyu noonu. léegi nag am na si benn bateau boo xamante nag daf fi nekkoon en réquisition bokk na sax ci guerre bi bu ñuy wax Tacoma gis nga Tacoma. fii du palais. palais la foofu gouvernement bi nekkoon. gouvernement benn kii la ñu doon defar noonu benn défense aérienne boo xoolee Gorée kano yooyu noonu gars yi dañu ko doon utiliser. léegi nag à un moment donné guerre ba mu taree léegi nag bal di tiir fii bal di dal fee. nit ñi di daw dem gaar ba di génn ñi leen di évacuer nank dafa am nag benn obi bu laal benn bateau bu ñuy wax Tacoma parce que benn bateau la boo xamante woon di ko réquisitionné et nag ñëw gaare ko fii bateau bi transport huile de palme la woon def mais français yi dañ ko réquisitionné teg fii léegi nag bañ ko tegee fii léegi nag benn obi laal ko nag mu commencé tàkk léegi nag ba mu commencé tàkk nag si lañ ko remorqué pour yóbbu ko géej mais tàkk bi dafa garaawoon tellement xa ni dafa yegg ba jub Gorée gis nga booy booy dem Gorée xam nga bato bi day ñëw ba jub Gorée mu def nii gis nga booy boobu noonu épave Tacoma bi moo fa nekk boo nii lay def am boo dem Gorée da nga chaloupe bi day dem ba benn instant am mu def nii mu doo ko duggaat waaw pour dem débarcadère bi waaw foofu noonu benn bato moo fa suul ci ndox bi léegi pourquoi mu koy teggi parce que daf koy bañ a laal waaw mun na ko laal moo nekk nii gis nga instant bi nii c'était au port. bato bii moo suux buntu Gorée moo suux. daa ba amu leen ay caméra yu plongé xanaa. du ngeen ñu ko dimbalee ngeen dem filmer ñu loolu. yàgg dafa de waaw depuis 1940 mi ngi fa. lii 1940 la dugg ci booru Gorée. fi gars yi di moytoo ba tey mi ngi fa jën yaa fa dëkk. am na 6 personnes yu ci dee 6 marins danois yi fa dee parce que bato bi benn compagnie danoise moo ko moomoon mais anglais yi dañu ko réquisitionné woon pendant la guerre. tey yàlla. monsieur ñu ngi lay jàngal yow 10 minutes moo des yow xool posal kii il s'appelle Lemine vous pouvez aller le voir sur Instagram Facebook Twitter pour voir une suite logique de cette actualité dont il vient de nous parler et c'est pas que ça pourquoi ma wax ko invité ko ba pare ne ko kaay nga toog xam naa lu tax parce que il a de ces histoires du Sénégal qu'on ne nous enseigne pas mais avec des images preuves à l'appui xoolal lii bu ñu ma ko waxoon fan lañ koy jàngalee nit ñi Sénégal Mahfous loo caché. kon man est-ce que tey Lamine caché wu ma sax si ginnaaw histoire yi. tu savais pas tout ça. non franchement je savais pas.
mosoo ko xam. non Lamine kay lii yow xamoon nga histoire bi yéen xamoon ngeen Djibi Diallo ak Seydou xamuñ yow Daba xamoon nga dafa dëgër der moom nee na xamoon nga yow da nga dëgër fit yow delloo avance waay lii kenn xamu ko woon Sénégal wala ñi ko xam mooy ñi gëstu dëgg chercheurs yi tu vois un peu waaw lii la paa yi di wax naan ndakate yow gisuma la mbaaw ci la gars yu bëri perdre seen boutique yi susurtout naar libanais yi gars yu bëri ci lañ nangoo kii parce que xam nga Dakar benn yoon la boo ko tëjee rek jaax na am nga tamit nga tëdd sa kër ñi lay dóor ay bomb man de damay ut avion bu ñu tëjee Dakar may jël avion bi di dem génn Mahfous, aujourd'hui notre caméra cachée parle de quoi? Et Lamine, il faut aller le suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, il est partout et il vous donne votre histoire avec un résumé. C'est des petits textes qu'il écrit comme ça sur les réseaux sociaux et c'est vraiment cool, mais c'est aussi bien. On y va. Bon, salaamaaleykum maa ngi nuyu gars yi xam nga comme na nekk ci actualité vu que couvre-feu amatul donc ñu bëri tamit dootuñu respecter mesures yi duñ sol masque te du coup damay jël sama oto ànd ak gis groupe nit wala benn nit boo solul masque mais dañu am benn gyrophare ñu mel ne ay policiers lañ ñu ñëw bu ñëwee rek gars yi commencé génne seen masque di takk genre yooyu ñu di leen di embarqué léegi li si gën a neex mooy si maalu oto bi lañ la essayé dugal oto bu ndaw léegi dina am ñuy bëgg a dugg dina am ñoo xam duñ dugg nag comprendre ñaata nit nga ko def bon je pense ay 7 8 yooyu 7 8 on va regarder juste 2 ou 3 histoire de bien rigoler et la suite sera disponible sur ta chaîne YouTube ce soir à partir de 20h pile waa de bàyyi leen suñu vidéo yi ngeen jël di ko dugal bu ko Mahfous dugalee ñu ne ko moom moo ko def Mahfous moo ko moom yéen waa 2S YouTube 2S da ngeen mun sàcc lii suñu vidéo la ñun ñoo ko moom ayca on regarde les vidéos bu Sénégal bu ñu gisee police nan la ñuy takkee max on regarde moi je dis max salaamaaleykum kaay man ça ça an sa mas bon lu tax solo sa mas da nga ko fàtte woon damal taxawal na la taxawal ne ci kanam woto bi an sa mas mi ngi sa la moo tax solo ko da ngay waaj a jàpp quoi moo tax solo ko tekkil masque bi lan moo tax nga solo masque bi nga bàyyi ba ñëw nga sol masque bi. da nga koo fàtte woon masque bi kañ nga gëj a fóot. démb 24 heures. waaw 24 heures fóotoo sa masque jël ko ba pare dugal ko sa poche. démb fóot naa ko. léegi dañ ne couvre-feu amatul ngeen ni doo leen sol masque quoi ñu dem kaay. dugal. ci maal bi ngay dugg solo masque ci maal bi ngay dugg wuy ma ci maal bi ngay dugg ci maal bi ngay dugg duggal nga xat-xatloo bagage yi quoi parce que yow là c'est de l'indiscipline notoire et caractérisée alors oui chef mi ngi baax saay duggal waay kon ñëwal ci ginnaaw kon duggal ubbil nga dugal saay caméra cachée la ñu tudd naa ko caméra cachée da nga tiit ni wàcc dëtuñu ndeysaan continuer waaye ñu dañu seetaan bul ñu yàqal allez on y va continuer bul ñu yàqal may ñu beneen waay ñu xool beneen affaire nu mu demee continuer xoolal kii daa sol masque bi ñu gisee police bi daa sol masque rek mam kaay o naka yaa ngi jaw an sa masque lu tax solo ko non dama doon naan lu tax nga def ko sa poche boy dégagez d'ici waay dama doon naan café da nga doon naan café moo tax nga def sa masque an sa kaasu café ba nga paree café lu tax solaat naan café lu tax solaatoo sa masque yaa ngi jégal dafay fekk jëf wees kam ñu dem saay wuy ma bugguma coow de mais bugguma coow de wuy ma wala ma wan la sama kaar dina leer gis nga gyrophare waaw baax na kam fi chef tijji maal
caméra kase la dañoo caméra kase ah. simina daal yi xoolal simina daal yi simina daal yi ah daw nañ santaalo ñu waay kontaan waay ñu kontaan di retard waay lii kontaan naa si men la suite ce sera sur la chaîne YouTube de Marfous sur YouTube. Allez-y vous abonner pour mieux rire et partager des moments comme ça à la télévision mais Marfous. Sénégalais li jënteetuñu masque. ouais mais c'est vrai. ba pare bokkatu seen programme sax. ba pare gars yi li ma ngeen jaaxal mooy il suffit ñu xam ne kii policier rek dañuy gaaw a tiit comprendre nga. te pourtant nit boo deful dara war nga mën taxaw ne an sa carte wala genre yooyu. mais waa ji dafa laaj carte ba pare. waaw man loolu ma jaaxal dafa laaj carte ñu dayoo man gisuma ko sax damaa jékki saa rek sëñ ko si beneen angle télé bi. donc la famille gars yi bëgg a coach vidéo Mahfouz c'est ce soir inchallah à partir de 20h sur YouTube. oui boo defee Mahfouz MAHFOU2SE rek mu indi la ko. nga seetaan reetaan kontaan. mais ça doit être une expérience assez terrible. ouais mais am na ku nangoo dugg si maal bi. gaañ boobu noonu dugg na mooy bi dernier bi ñu doon bëgg a wan am na dugg na. dugg toog nag nii comprendre nga toog nii. mais yow may ñu loolu waay. waaye dugg na bi si topp nii def gaañ waaw mooy bi jàll ñi léegi boobu teg ko nga xool. tegal continuer waay ngir yàlla. bu leen ñu yàqal waay mais dañ naan ay non temps bi waa 2STV dañ lay yàqal di indi ay problème dañ teg boobu gars yi xool quoi comme après gars yi gën ko xool xool. buñ yëkkati couvre-feu rek ngeen ni doo leen solati seen masque quoi. li nga wax ba léegi non du loolu mais buñ nee couvre-feu tamit ne veut pas dire que ni xam nga vous ne devez pas porter vos masques. vous avez tout à fait raison. waaw mais tamit da ngeen di jàppale nit ñi quoi seen kii. couvre-feu rek ngeen yaakaar ni sol masque amatul. lu ñu wax vivre il faut essayer de vivre avec le virus. mais da ngeen di. man maa ngi gis position bi mu jël ci bal bi non mais c'est pas bien ça non mais c'est pas grave la suite c'est ce soir à 20h sur la chaîne YouTube de Marfous. da ngeen di jaay pim Marfous moo leen gën a pampan et c'est ça qui est bien merci c'était dans le Good Morning Marfous est bien décoré aujourd'hui grâce à qui c'est daal nice na. gis nga c'est Lacoste lépp yaa ngi pas poché. bon man moom comme tous les vendredis. waa ñi ñëwal sa Harlem City benn boutique bu nekk côté Ndiouga Kébé. ok benn boutique bon ceux qui ñi bëgg am Lacoste yu nice yi wala tenue yi vous pouvez appeler au 77 802 804 32 99. 77 804 32 99 boo fa demee gars yi solo la ba nga kontaan daal yi nag noo dañuy choose moo si jaar. parce que dama bëggoon teg sama daal mais xam nga damay bañ daanu quoi. noo dañuy choose. En tout cas c'est très joli hein. merci ça fait plaisir. c'est bien décoré et puis machallah Marfous t'es un bon. merci mais Zé ñu ngi lay nuyu parce que toi aussi tu joues un rôle très très important. mais comme masque yi am na booy dem caméra cassée del max rek comme ça gars yi bañ la xàmmee comme ça nous on va prendre un malin plaisir à continuer à te suivre. Lamine merci beaucoup c'était un plaisir. La suite de l'histoire c'est sur tes pages. que ça soit sur Twitter sur Instagram lu leen manqué ci histoire bi lu ngeen comprendre wër leen Lamine. Instagram, Twitter, Facebook ngeen ne ko lii bëggoon naa xam lan la il vous donne les bonnes informations soit il vous oriente par des liens ou des bios où vous allez avoir de l'information merci d'être passé comme tous les vendredis merci beaucoup jërëjëf maa ngi gërëm bu baax Jagana Style bien décoré comme ça on se retrouve tout à l'heure nous aussi sur Instagram Dosé damay photo ci kanam tuuti damay photo bu nice damay joxe ñu photo ma ba pare ma dugal ko daane bi ñu ma photo yëguma ko sax loolu laa si wax ko rendez-vous altiné inchallah passez d'agréables moments en compagnie des programmes de la 2STV ce fut un agréable un immense un réel plaisir pour nous retrouvez tout de suite Oustaz Dame pour les besoins du vendredi Juma Moubarak à tout le monde. Marème xaw ma ñaata appel laa la woo yoo jëlul
xawma ñaata message nga liirul